jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ànd ak ñun ci suñu programme bi Touba Pro tey jii ñu toog ak Serigne Djily Kébé nekk itam ki nga xamante ni mooy jiite entrepreneur fii ci commune ci dëkk bu sell bi ci Touba nekk itam action maire commune bu Touba bokk itam ci ñi jiite wala mu jiite commission bi nga xamante ni mooy jiite urbanisme ci wàllu dëkk Touba ci dëkk bu sell bi ci commune bu Touba ñu toog ak moom fas yéene seq ak moom jotaayu waxtaan di leen laaj nag lu bëree bëri jëm ci wàllu politique waaye itam ci éducation ba ci santé naka nag ci taxawaayu dëkk bi ak ci actualité ci li nga xamante ni moo xew ci réew mi dañu koy bàyyi rek mu nuyoo sëñ Djily kon ñoo ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yéen mbokki waa Touba Pro maa ngi leen di siyaare bu baax ci sëñ Modou Diakhaté maa ngi lay siyaare di siyaare tamit sëñ Cheikh Samb ci liggéey bu am solo ak yitte ji nga xam ne yéen a ngi koy am ci di gëstu lépp loo xam ne dafa war a jëmale réew mi kanam ngeen ci jéem a gëstu di ko jéem a tas loolu lu am solo la kon ñu ngi leen di nuyu seen i seetaankat ak seen i déglukat jërë ngeen jëf. bu ñu doon wax sëñ Djily Kébé mooy kan. waaw man de moom bu ma ngir gàttal daal man Abdou Khadir Kébé daanaka man ni nga ko tuddee léegi rek yaakaar naa noonu nga ko waxee daanaka la mooy nit lañ koo xam ne dañuy yëngu ci wàllu ko tabax affaire entrepreneuriat ci wàllu ko ba noppi tamit doon adjoint au maire ci commune Touba yor commission bi nga xam ne mooy urbanisme ak voirie habitat loolu daal xam naa ne ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ciy yëngu waaye loolu daal mooy li nga xam ne mën naa ko tuddee sama bopp dëkk Touba di talib Sëñ Touba loolu daal mooy bu ma ko bëggee gàttal daal loolu lay gën a mën a présenter sama bopp daal. laaj bu njëkk bi des na ci dellusiwaat ci liggéey beeg yëpp waaye laaj bu njëkk bi mooy nem ci li nga xamante ni mooy wàllum politique taxawal nga benn mouvement bu ñuy wax mouvement taxaw jonn ngir mbaax lan moo tax nga créé. waaw taxaw jonn ngir mbaax ñi ngi ko taxawaloon ndax dafa am jamono yoo xam ne yaakaar naa ku ne xamoon na ko ñi ngi doon yëngu ci amoon na benn maanaam. association boo xam ne sëñ Amsa mu sëñ Abdou Lahat moo ko taxawaloon mu tuddoon maanaam ba tey sax mi ngi am mooy tey Xuddaamul Xadim liggéeyam daf caa bokkoon lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllug luy laay réew mi ci wàllug ay jikko wala yeneen ak yeneen ak yeneen loolu tamit xam nga ci wàllu politique du yomb muy ñu ciy mën a yëngoo moo waraloon man sama jëm bopp ma taxawaloon benn mouvement bu tudd taxaw jonn ngir mbaax taxaw jonn ngir mbaax mooy lan maanaam mooy mouvement pour l'indépendance et les valeurs boo xoolee taxaw gi mooy taxawaayu mouvement mooy taxawaayu yëngu maanaam mouvement jonn gi nag boo ko xoolee mooy tolloo ak indépendance maanaam boo taxawee wéeruwoo fenn wéeruwoo ci kenn indépendance day daal di ñëw mbaax ngir lépp lu jëm ci lu baax kooku ay valeurs day daal di ñëw. ku ne xam na ne réew mi ci jamono ji ñu toll wala jamono yi nga xam ne suñu njiit lu bees lii nga xam ne moo fi nekk mi ngi fi di Macky Sall dégg nañ fi ay yëngu-yëngu yu bari bokk na ci bi ñuy wax ci affaire référendum bi ñu ngi doon waxi constitution bi ñu changé ko te jamono jooju dañoo bëggoon a jël laïcité bi rendre ko intangible maanaam te laïcité ku ne xam na ne lu garaaw la ci am réew ndax laïcité boo ko dee seetlu ni ko nit ñi bëggee jàppee neutralité doonul loolu laïcité ci jëm boppam mbir la moo xam ne France lañ ko xamee te ay nit ñoo xam ne nit ñu gëmul diine lañ doon jàmmaarloog diine jafa newoon ci ca France muy église bi nga xam ne église bi boobu daa tegoon loxo ci wàll yëpp ci wàlli dundi ga fa nekk yëpp muy njàng meek dunduk social geeg lépp am nit ñu taxaw nag parce que gis nañ loo xam ne neexu leen ñu taxaw bëgg a wàññi loolu moo waral ñu doon xeex daal di indi baatu laïcité foofu ku mel ne Jules Ferry mi nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñu ci doon yëngu moo waxoon ne moo bii et d'organiser l'humanité sans Dieu maanaam li ma tax a jóg mooy organiser nit ñi organiser société bi organiser dund gi waaye dama ci rocc yàlla léegi fu mel ne Sénégal nag ndax nag ngeen ñu organiser ko te yàlla du ci bokk loolu nag bu fekkente ni dem nañ ba suñu njiit li fi nekk fas yéene taxaw temm ci
def li ñuy wax laïcité mu rendre ko fi intangible mooy ñu dootuñu ko mën a jëlee ci réew mi kooku jar na sénégalais benn bu ne bu xam luy laïcité nga liggéey ci loolu moo tax nag mouvement bi bokk na ci li ko tax a gën a yëngu mooy li ñuy wax maanaam lu jëm ci valeur da day taxaw ndax ku ne xam ne daa ngi fi dégg ndox góor jigéen dégg nga ko fi ba fi Barack Obama mujje waaw li ci sunu njiit li wax nga xam ne dafa dem ba ci mujj mu ne pour le moment nga xam ne kon ba léegi ñi ngi waaj waaw ñi ngi waaj du ñàkk ngir indi fi loolu kon nag yaakaar naa képp koo xam ne diine ñor na la valeur da nga war a liggéey ci lu koy taxawal kon mouvement bi bokk na ci liggéeyam li jënti ba valeur yi maanaam ñu sàmm ko valeur yi nag bu ñu ko waxee mooy valeur islamique yi nga xam ne ñun ay jullit lañ waaye ay chrétien ngi fi ak valeur yi nga xam ne fekkoon nañ ko fi te diine respecté ko ñu warmal yépp loolu mooy lu jëm ci wàllu googu indépendance tamit lu tax indépendance ñu dem ba jëm ji ñu koy wax indépendance dawuñ ko wax parce que ku ne xam na ne réew mi tubaab yi ñoo ñu colonisé woon biñ fiy jóge dafa mel ne dañoo génn ci bunt bi waaye jaaraat ci fenêtre bi dugg ndax dañoo jox baatu turu indépendance ni ki am ngeen indépendance waaye en réalité amuñu ko ndax boo xoolee réew mi ci wàllu système éducatif bi maanaam li ñuy jàng France lañ fiy jàng maanaam nit ñi dunde itam làkk weeg waxin weeg jëfin weeg lépp dañ ko mooñin woo xam ne day nekk lépp ci intérêt France lépp ñun daal dañuy doon ñoo xam ne ay sujet la ñuy doon ay jumtukaayu France yoo xam ne dañ fi nekk ngir jëriñ France léegi bi loolu amee ñuy dox nànk ngir loolu dañ boo xoolee yoonu murid wi ñu liggéey bu rëy lañ ci wàllu bañ loolu ndax sëñ Touba ku ne xam na ne taxawaayam mooy lànk ne njàngum français boo xoolee Touba gisoo fi école française maanaam nit ñi fi nekk itam yaruñu leen ci yar boobu waa ci di leen solloo ay xaftaan di leen solloo yëre yu wolof di leen nangam loolu lépp ci culture bëgg ñu téye suñu africanité waaye bi ñu demee ba loolu itam dañoo dem ba jëmmi jamono sëñ bi xaw na mi ngi ci am ndam waaye dañoo jëmmi jamono yàlla dogal boo xoolee ku mel ne Senghor bi mu fi ñëwee ci ñi gën a liggéey jàppaleel français yi ak tubaab yi ci loolu la ndax gis naa fu muy waxee ne maanaam am na fu mu waxee sax banaan j'ai probablement une goutte de sang portugais car je suis du groupe sanguin A qui est fréquent en Europe mais rare en Afrique noire nga xam ne dafay mel ne xëccu gu muy xëccu sax bëgg a bokk ci tubaab yi far waaw maanaam ci xelam mu rëy moom mu am ci mën a maanaam loolu dafa mel ne dafa mel ne da ko jombale africain maanaam mu bëgg ne léegi kon moom tubaab la am feneen fu mu wax ne l'émotion est nègre la raison est hellène maanaam nit ku ñuul maanaam boo ko xoolee mooy nit ñooñu nga xam ne dañuy daanuy jël duñu xalaat di ko teg ci xel muy raison maanaam ci wàllu raison waaye dañ koy teg ci émotion maanaam daanuy jël et cetera mu ne nag lii am xel nag nit ku weex ko moom. léegi loolu boo ko xoolee ba léegi mooy xeeb sa bopp gi nga xam ne tey tubaab bi dugal na ko ci ñun dugal ci ñun li ñuy wax complexe d'infériorité nga xam ne dañ koy gëm te sëñ Tuubaa nag doon xeex ci xeex bu rëy boobu ba mu nañu wax naan walay sa yuujibu sawaadul jismi safaahatal fata wasu alfami maanaam doon nit ku ñuul taxut nga am xel mu gàtt waaye maanaam taxul tamit dégg nga doon ko nit ab dof kon loolu li muy tekki mooy xel yëpp ñoo tolloo maanaam nit ku xel mu weex ak xel mu ñuul amut xel rek am waaw loolu yooyu kon dafay dalay yàgg a woon diggante xeex bi am ci diggante maanaam ndongal daara li yarub sëñ tubaab bi ak nit ñi nga xam ne tubaab bi tegal na leen fi pour ñu jël maanaam culture tubaab yi ak dominer seen domination seen suprématie ñu gëmloo ñu ko teg ko fi loolu ñu ci xeex ba ci Abdoulaye bi mu ñëwee liggéey ci liggéey yu wér pour mabbu lu mel noonu waaye bi ñu seetloo suñu jiit lii bi mu ñëwee wax dëgg yàlla da cee liggéeyaat lu wér pour delloo si tubaab yi ndax li mu njëkk a def mooy ku ne xam na ne Abdoulaye Wade mën nañ ko waxal lépp waaye mën nañ ko waxal ne lijjanti woon na ba français yi tey seen base militaire yi génn mais Macky Sall moo leen indiwaat te bi mu indee da ne maanaam delloo gi ñu leen génn gi ñu génne seen base yooyu relève d'un nationalisme mal placé noonu la ko waxee maanaam nationalisme mal placé la tuddee maanaam xeexu Abdoulaye Wade boobu mu defoon ba génne
maanaam tubaab yi dégg nga wëlbatikooti ñëw lu di marché bu am solo mu jox leen ko léeg-léeg da ngay gis ñaari ponkal yoo xam ne ay étranger lañ ay entité étrangère yoo xam ne ay société la ñu doon wala dara ñëw fi pour gagner fi ay marché wala dara waaye bu dee bu français bi da ngay gis bu këlee joxe offre yoo xam ne moo gën a baax sax da koy wàcc foofu dem jël bu français bi xool terre bi misaal la ci terre bi lim ñuy coûter mënuñu laa wax ne mu toll yéen xam ngeen ko par exemple ci njëlbeen gi ñu ngi doon wax ay environ 700 milliards waaye léegi mujj nañ dem ba nga xam ne ñu ngi tudd léegi ay 1000 et quelques milliards te pourtant am na ay sociétés yu fi nekkoon yoo xam ne joxoon nañ offre yoo xam ne eggutoon foofu boo demee Nigéria tey seen par exemple am nañ benn genre TGV boo xam ne liñ ko liggéeyee diggante ay 500 et quelques milliards yooyu lañ ko liggéeyee te TGV la te mi ngi egg ci environ 200 kilomètres dégg nga lu mel noonu kii nag nga egg daanaka 1000 kilomètres 1000 milliards environ ci lu tolloog ay diggante 50 kilomètres loolu vraiment dëgg ca dëgg-dëgg maanaam mooy da ngaa bëgg a jël xaalisu réew mi lépp dajale ko jox ko tubaab yi. lu mel ne tey boo xoolee tey lii nga xam ne tey Thierno Alassane Sall démission boobu mu defoon parce que Total mi ñu bëgg a jox suñu pétrole bi dégg nga te am yeneen offre yoo xam ne moo gënoon ndaw. ngir won la rek ne ni tubaab bi fas yéene collaborer ak Macky Sall pour teg loxo ci lépp loo xam ne maanaam mooy suñu économie suñu culture suñu lépp loolu nag moo waral tamit képp koo xam ne moo waral ñun ñu taxawal mouvement pour nu ñu koy wax l'indépendance et les valeurs boobu. ndax yooyu yëpp dañ koy xool ci jëf ji nga xam ne tiital nañu ñu ne nag ñun tamit ay citoyen lañ war nañoo bàyyi sunu réew muy yàqu maanaam ñun réew mi ñoo ko bokk Macky Sall lim ci am laa ci am nga am ko ci keneen am ko ci kon. waruñoo toog di seetaan ndax loolu yonent bee ñu ko njëkk a jàngal mooy sunu jàngalekat bu mag ba dane ku gis loo xam ne lu ñaaw la mooy munkar na nga ko soppi ci sa loxo soo ko mënut nga soppi ko dégg nga ci sa làmmiñ wala ci sa xalima soo ko mënut nga àgg ci xol loolu mooy ngeen jaar. la semi officielle si gu leen ko waaye yéen a ngi ci xeex bi kon Sénégalais yi ñoo war a taxaw léegi xam ban njiit la ñu amee li ci des mu jëm ci. programme yi xam ñoo ngi koy dëgmal parce que ñoo ngi xaar ay élection ñu ngi ci wàllum parrainage bi yéen ba tey kon combat bi desaat na pour ngeen taxawal nag xaj na wala ngeen ànd ak nit ñi sénégalais yi pour am beneen candidat boo xamante ni dina mën a jëli kii fi nekkoon ndax bu fekkee da leen décevoir ci li nga xamante ni mooy programme bi amoon ci wala yaakaar ji amoon bi ñëw après l'indépendance lan moo ci seen taxawaay beneen kon pour nag jëm ci li nga xamante ni mooy élection yooyu. waaw xam nga élection yi moom mooy élection présidentielle yi. yu xaw a nar a métti la ndax boo ko xoolee ni ñu ko defee ndax sawaay moom mooy Macky Sall bi ñu demee ba nga xam ne yàlla dogal na mu gouverner ba ci mujjug mandaam gis na ne maanaam li mu amoon ci électorat wàññeeku na ndax boo ko xoolee moom bi mu toogee bi ñu defee tuuti ñu dem élection locale yi boo xoolee ci la ñàkk Dakar ñàkk dëkk yu mag yu bëree bëri waaw même fu mel ne Saint-Louis mën nañ ne sax da ko ñàkk waaye ci pexe lañ lijjante ba tey ñoom ñu toog fa tey waaw te bu leen fàtte ne njëkk loolu amoon na lu rëy rëy maanaam taux bi mu amoon ci wàllu électorat eggoon na ay 60% waaw loolu nag lu mën a comprendre la ndax sénégalais yi ñoo bindoo noonu bu ñu falee ba bëgg a folli dañuy àndandoo rek ànd ak kenn waaw ku ñuy àndal nag boobaa la ñuy ànd ak yow ak mbooloo ma ñuy àndal. loola mën nañ ne bu ko jàppee sa électorat maanaam da nga koy jàppee ne dañoo bëgg a daaneel kenn bés bu ñu ko daaneelee ba noppi nag ci say liggéey yi ngay liggéey buñ àndeek yow rek électorat boobu yaa ko moom. loolu nag amul ci Macky Sall ndax tàmbali naa wàññeeku ci élection locale yi élection référendaire yi bi mu ñëwee nga gis ne moom itam référendum en général bu ko nit dee def. ab président daanaka day egg ay 100% waaye bii ñu nga xam ne daanaka yaa ngi lijjanti diggante doon wax maanaam diggante ay 50 ba yàgg nga koy jéem a pousse ba ay 60 maanaam nga gis daal ni ñu ko doon defee moom wóor nañ leen ne xam nañ ne lii du lu normal. élections législatives yi gis ngeen ko maanaam irrégularité bu mag bi ci Touba ci Dakar ak feneen dégg nga contestation bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne noonu la ci demee kon da ngay gis ne moom moo la gën a xamal ne. maanaam popularité am wàññeeku na ñu dem ci ñu dëgmal élection présidentielle yi biñ ko dëgmalee
moo xam dañoo def ay sondage moo xam ko wala déet waaye moom li may yëg te ñu bëri ci observateurs yi seetlu ni mel dafa mel ne daal xaw na ci amuk jaaxle moo waral muy defi pexe yooyu bokk na ci li ñuy tuddee parrainage bi nag maanaam man li may njëkk a wax bu ma ko seetloo day mel ne ci wàllu constitution xel du ko dul nangu ndax constitution dañ ne maanaam nit ki li ñuy wax vote dafa war doon secret maanaam nit ki buy voté votam dafa war a doon loo xam ne kenn xamul ku muy woteel kenn mën naa woote ba noppi génn kenn du ko xam waaye fi mu ne nii avec maanaam parrainage bi kenn mënut a woote te xamuñu la par exemple tey bu ñu nee parrainage la man su ma jëlee sama carte jox ko benn candidat automatiquement dañuy daal di xam kan laa am intention woteel te loolu wax dëgg yàlla loolu mooy da ngaa jëloonum malaanum suutura mi nga xam ne électeur bu ne amoon na ko nga muri ko loolu nag wax dëgg yàlla mooy dagg maanaam jalgati gi njëkk man loolu tax ma yaakaar ne parrainage bi tegul ci yoon te xel nangu ko beneen bi ci topp itam muy bëgg a sonal tamit day mel ne bëgg naa sonal décourager candidat yi amoon intention dugg ci élection yi parce que ñaari liggéey la leen indil liggéey bu njëkk bi mooy ñu dugg def liggéey bu mag ci parrainé def sans ñaari campagne électorale beneen bi ci topp ñëwaat ñu liggéeyat luy toll loolu itam boo ko xoolee wax joxe caution moom loolu nag ci wàllu démocratie da nga koy tuddee ay gàllankoor te yaakaar naa ne maanaam ni démocratie Sénégal toggoo woon toggin wu ñor la woon woo xam ne ci la jaare moom ba doon président tey jii tey yaakaar naa lii mu fi teg ci ay gàllankoor ak i pakastal ak i ëkk yuñ yoo xam ne ko joggi maanaam ku ci bëgg a jaar mën ngaa fakastalu yaakaar naa ne buñ koo tegaloon moom du doon tey président moo tax nag loolu moom wax dëgg yàlla lu ñuy naqarlu la te itam di wax ne dëgg-dëgg képp ku nekk ci réew mi loolu war na laa naqari te bu la naqaree war ngaa liggéey ci lu mel noonu jóge fi waaw maanaam liggéey yi nii nag bëri na maanaam bi ci njëkk mooy danku maanaam opposition bi war nañoo doon benn war nañoo organiser wu su ko defee nit ñi jàppale leen mouvement itam war nañoo dajaloo ci ginnaaw yeneen ku munta demal sa bopp pour mën a soppi it nga seet ñuy dem ndax dañ ne anglais dafa wax ne bird of a feather flock together maanaam picc yi bokk aw donc ñooy àndandoo di naaw maanaam ñi nga xam ne gis nga képp koo gis ne daal fii nga gis kat say idée ak say xalaat dëppoo na ak ay xalaatam nga dajeeg moom ngeen àndandoo defub dànk ngir mën a yëkkatee ndóor dañ naan watkati xaddeen dañuy yëgu loolu daal gis naa ko loolu tax ñun tamit wax dëgg yàlla mënagunoo maanaam fi mu ne nii ku mel ne tey am nañ daal ay yëngu ay parti yoo xam ne wax dëgg yàlla seeni xalaat doy nañu ñi ngi wax ak ñoom leeru eggaguñ ci lu officiel waaye ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen ci xalaat ak ci lépp te itam ñu ngi am yaakaar ne foofu daal la ñuy jëm fas yéene ànd ak ñoom ndaxte mënuñoo bëgg ndax ñun duñ candidat waaw waaye nag fas yéene nañ tamit réew lañ nekk boo xam ne waaw mu ngoog réew lañ nekk moo xam ne ay jullit lañ d'abord di taalibe te l'islam lañ fas yéene lépp lu ñuy doxee ñu ci doxee te l'islam ci jëm boppam dafa séparé wut lu ñuy wax diine ak dunduk politique muy dunduk nit ki li muy dund parce que tey jii courant bii di tàkk rek politique la parce que fi ne nii bu ñu fi tegoon koo xam ne mënut courant bi dootu tàkk waaw ndox mii ñuy naan bu fi ku mënut nekkee ndox dootu am waaye ku mënul tamit bu fi nekkee waaye ku bonet bu fi nekkee li ñuy am ci diine di ko dund ak us néew loolu it du amati kon politique ku ci bëgg a génne sa bopp maanaam li ngay def xamoo ko waaye yaa ngi yaatal jiw bi ñeel ay nit yoo xam ne buñ baaxee mën ngaa noppalu waaye buñ bonee mën ngaa sonn kon ragal naa ne ci lëjj nag fas yéene mu baax yaakaar naa ne loolu farata la. bu jegee sa wax mu mel ni kon dafa jamono ji ñuy wax daal jot na li nga xamante ni moo di askan wi daal di yeewu xippi seen bët bu baax xam fi ñu jëm mu mel ni kon li nga xamante ni moom lañ dëgmal muy élection yi ñëw na ñu ngi ci parrainage bi gis nga galgal yi xam am na ci ay candidature yoo xam ne xaji nañ leen muy kenn ku ci mel ni doomu njiitu réew mi fi nekkoon di Karim Wade waaye ki nga xamante moo di Khalifa Sall moom itam xaji nañu ko jamono ji Touba mu mel ni tamit boo ko dee xool opposant moo ci ëpp doole bu ci bilaam kon dafa positif ci Touba wala dafa négatif. waaw xam nga boo dee xool bilan Macky Sall ci Touba man
bu ma ciy wax damay fas yéene wax avec objectivité nga xam ne du ma fi nekk di xalaat ne Macky sama noonu la te noonu sax mënut a am waaw maanaam sama koo xam ne daal ànduma ak moom wala ku ma àndal la waaye dañuy fas yéene wax li nga xam ne tey dañ ci waslu àq waaw man daal li ma gislu ba gislu ko mooy boo doon seet bilan Macky Sall faaw nga comparé ko ak bu Ablaye Wade waaw parce que mooy ndax ñaari njiit lañ njiit lu njëkk li mooy Ablaye Wade ki ci topp mooy Macky Sall Ablaye Wade moom xam naa ne jataay bi sax mënuma may ma wax li mu def lépp ndax seetlu ma ko lool waaye seetlu naa ci ne lu bon boo doon xool ci Touba da nga gis ne 2 voies yee nekk Ngabou Ablaye Wade moo ko fi def te yu gudd lañ waaw boo xoolee corniche bi nekk diggante Mbacké jëm si Touba maanaam corniche bu yees bu rafet la moo ko fi def am na ay tëli yeneen yu bëri yoo xam ne mi ngi ci dëkk bi itam maanaam mu ne su ko lim bëri na lool wax dëgg yàlla moo ko fi def dëkk bi itam ci côté titre foncier bi te loolu rek day bilan boo xam ne moom boo ko mu ne su ko comptabiliser ndax yéene da ko lal loolu moo ko fi def boo xoolee tey ci wàllu assainissement def na fi lu rëy waaw loolu man am na gis naa ko te waxuma ko ngir ne dama ko faral wala faraluma ko waaye ay réalité loo xam ne ma ne sa ko wax waaw léegi bu loolu jàllee itam yaakaar naa ko xoolaat nànk mën nga am yeneen yoo gis waaye loolu daal mën naa ko nettali bu dee Macky Sall nag waaw loolu sax masal gi jinaa bu ci dëkk bi waaye ba tey ci yoonu murid la waaye moo bu fekkee ci côté yoonu murid la moom def na fi loolu waaye bu dee ci ab Macky Sall moom lan laa mën a seetlu ci moom tuddal nañ ko fi assainissement boo xam ne wax nañ benn montant boo xam ne moom lañ ci def maintenant bi nag man 9 milliards yi nag man mënumaa gëm ne mat na 9 milliards parce que franchement assainissement bi xool naa ko waaye du ci longueur bu mu yaatoo maanaam du ci liggéey bi tamit qualité liggéey bi tam gisuma ne war naa mën a tolloog 9 milliards loolu moom dama koy wax te yàlla tax ndax xam naa ñi ko doon liggéey waaw ñi ñu ko sous-traité woon ñu koy liggéey xam naa leen waaw bu dee ci tëli nag moom gisuma fi benn tëli boo xam ne mën naa ne Macky Sall koy def waaw déedéet nañ waxal yàlla gis naa ci mujjantal gi liggéey boo xam ne du ñàkk dafa lëkkaloo ak autoroute Ila Touba bi mooy boo jugee tey côté Ndindi wàcc te xam nga loolu normalement prolongement la pour war a dem Linguère jëm noonu waaw loolu moom gis naa ko fi te loolu doo ko mën a comptabiliser ci kon day mel ne ci liggéey yoo xam ne dëkk bi moo ko tax a jóg liggéey la yoo xam ne dafa am waaw dafa mën a jàll waaye ba tey nag lu baax la bu jàllee loolu te loolu itam boo ko comparé liggéey yi fi Abdoulaye jot a def ci wàllu tëli moom franchement du dara waaw day tuuti lool bu dee assainissement itam li fi Abdoulaye def ci assainissement moom da nga koy xool ne du dara te Abdoulaye dafa tegaatoon sax benn plan bu am solo muy amoon na benn plan boo xam ne annuel lay am par 120 milliards waaw par an diggante bu mu wàcc du ñàkk bu fi toogoon tey ji Macky Sall bu ko continué woon tey waxale ko waaw léegi ci côté boobu wax dëgg yàlla loolu laa gis bu dee ci yeneen côté wax dëgg yàlla man xamaatuma ko waaw xamaatuma ko franchement bëgguma fee wax nag loo xam ne dama koy kii waaye man gisuma luñ ne lu concret maanaam ko xam nag nga wax ma ko waaw. mu mel ni kon Ila Touba bi tam xëy na defar nañ ko parce que tamit ci waxam moom dafa wax bi mu koy pose première pierre bi daf ko jeglee leen Touba ñëw ci kanam xaalif bi fi nekkoon muy Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ñëw ànd ak moom teg li nga xamante ni moo di xeer wi kon Touba lan lañ ci xaar ci njëriñ la parce que tamit ne dañ ko ubbi ci màggal gi wax itam montant sax boo xam ne doy na war lool ci coût bi ñu wax lan la ci waa Touba di xaar naa ko jëm ndax péage la dañuy fay. waaw léegi xam nga Ila Touba man mënuma ko boole ci liggéey boo xam dañ ko defal Touba ndax Ila Touba tur wi mooy turu wuñ bu Touba moom dong laa ci seetlu waaye Ila Touba bi boo koy seetloo bépp dëkk bu nekk ci kanamu Dakar rek maanaam Ila foofa la bu fekkee Ila Thiès la Ila Tiwaawan la parce que boo demee ba Tiwaawan dafay am lu jàdd jëm fa Ila Bambey la Ila Diourbel la Ila Kaolack la parce que boo demee ba Diourbel da ngay jàdd jëm Kaolack doo ko doon Ila Touba kon normalement mënu ma ne loolu Touba ko moom loolu moom réew mee ko moom te muy lu amal njëriñ réew mi nag waaye nag coût bi tamit yëkkatiku na ndax Ila Touba ñu ngi doon wax ay 400 milliards jëm noonu waaye léegi moom it egg na ci 1000 et quelques milliards loolu tamit c'est maanaam lu excessif lu bëri la waaw loolu itam du ñàkk man nawadiwuma projet bi waaye coût bi daal ëpp na waaw coût bu ëpp na loolu it li mu ñu jural mooy leb yu dul jeex
di ko sotti fa amul njëriñ. leb moom baax na am réew da ngay leb ngir génn ci leb da ngay leb ngir liggéey ba mën a leble waaye waxuñu la leb ngir rek maanaam ëllëg nga am jafe-jafe. waaw loolu daal seetlu naa ko ak donte njëriñul dëkk bi la ndax moom njëriñul ñëpp la waaye beneen affaire am na ci mooy bu leen fàtte dañ koy fay. waaw te itam ay privé ko moom da nga ciy fay xaw mu ñaat la ñuy fay fekkoon da nga ne 10 000 ngay fay daanaka ñu bëri duñ ci jaar bëri na ñoo xam ne tëli bi fi newoon ñu defaraatal leen ko mooy gën jamono yi Ablaye Wade loolu waxuma ko ngir politique ngir lenn ndax man newuma fi di faral kenn waaye Karim Wade déggal naa ko boppam mu wax fas yéene def 2 voies yoo xam ne day jugee Thiès ba Dakar te gratuite la woon. gis nga boo xoolee am na tëli bu jaar côté VDN jàll ba Ndar ab autoroute la war a doon 2 voies la te kenn du fay loolu bu ñu ko defaloon Touba tey loolu lay gën a sant tey loolu moom bu ñu ko defoon wax dëgg yàlla Sénégal gi yëpp lañ koy defal waaye boobaa ak day gën a neex ndax doo fay waaye bii boo ci jaaree da nga fay waaye teewut baax na kon waaye man du ma mën a nangu ne nag luñ ne maanaam dañ koy jagleel Touba la wala nangam man daal li may mën a dugal ko ci bilan wu Macky Sall ci réew mi man foofu laa koy mën a dugal waaye du ma ko mën a dugal ci bilan Macky Sall ci Touba loolu moom wax dëgg yàlla man mënu ma ko faa dugal dal te itam waaw gis naa ne nag moom fas yéene na ko politiser am na yu bëri yu may dégg yoo xam ne bi ñuy bëgg a ubbi nuñ koy waxati Masalikul Jinaan ba mu yàgg ñu arrêté waat ko fas yéene politique dong la fas yéene bu noppee ku ne xam ne Masalikul Jinaan Abdoulaye du ma ko joxoon xalifa bi ci jamonoom lañ ko liggéey Macky Sall moo dab day mel ne maanaam ku romb saxaar ku dab saxaar gi kuy daw la waaw mu ànd ak moom waaye fas yéene naa profité kii moo ko li tax ñu puus ko wóor na ma ne maanaam fas yéene bi lijjanti puus ko ba bu ñuy ubbi Ila Touba bi ñu boole kook moom ubbi fële ñëw ubbi fii daal ne defal nañ ko murid yi waaye murid nag ñu yeewu lañ xam nañ ci fi ni mu demee waaw loolu daal moom bëggoon naa ko ci wax. ñu ñëw ci wàllu assainissement mu mel ni Touba bu ñu ko dee xool jamono ji dafa mel ni suñu kilifa yi ba léegi xamaguñu li nga xamante ni moo di programme bi ñu war a teg ngir am assainissement parce que da nga gis ay infrastructure yoo xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi ci amul ay canal amul ay éco léegi nag problème mu ndox bi sonal nañu ba ci ñi ci préparé màggal Touba jamono ji wax yéen dëkk baa ngi taaxemb amul benn canalisation yoo xam ne ginnaaw yi fi Abdoulaye Wade defan yoo xam ne yu fi yokku la fi ñu toll tamit. waaw xam nga affaire dëkk bi moom dafa am lu am solo loo xam ne dama ko yàgg wax sama gëm-gëm la en tant que talibé murid en tant que itam ku nekk ci commune bi am ci responsabilité am fekk ndomb ak tànk dama cee war di wax ndax responsabilité loolu la dafa am foo xam ne bu ñu la fa tegee amatoo sañ-sañu noppi waaw ndax loolu lépp ci defar la. Touba dafa am potentiel bu mu am potentiel bi mooy dafa am talibé Sëñ Touba day jàmbaar ju liggéey nit ñu topp ko ngir yàlla te fas yéene lépp moom itam mu am lu rëy ndax dafa waxal boppam ne waqdi xawaa'ijal lasiina daamu fii xidmati wa hablahum maaraamu mooy fajalal soxlay ñëpp ñi sax ci sama di ma liggéeyal loolu itam ak yeneen yu dul jeex ndax damay bañ a dugg ci détails yi waaye loolu it tax na ba taalibe yëpp takku am yéene di liggéeyal Sëñ Tuubaa tey jii buñ nosu woon Touba ak li mu am ci seex daanaka problème mu assainissement dootuñu ko am parce que benn seex rek nga koy sant ne taalibe yëpp jàppale leen ko wàllu goo ko lépp dana ko def ci sell te dootu yàqu ndax ñoom boobaa dañuy gëm ne lii mooy seen liggéeyal Sëñ Tuubaa sëñ Amdi Xadi Fall fan yi laa jaar ci université bi fekk na mu koy def lu mel noonu buñ gis naa tamit njenne gis nga nañuy def ci benn am na liggéey bu ñu leen liggéeyal fa loolu buñ ko defoon ci lépp ndoxum Touba buñ jëloon benn seex ne ko ndox mi foofu fenn ñàkkati ndox moom mu boobaa mu jël ay ingénieur am ànd ak ñoom jël taalibe yi woo leen ñu ñëw ci volontariat ñu joxe addiyee joxe boobaa sax état bi bu amee lu mu war a def mu ñëw jàppale leen ko sëñ bi jàpp bu boobaa lu ñu bëgg ci Touba day daal di sotti bu dee ci wàllu maanaam dëkk bi ci wàllu affaire pavage mën nañ ci wàllu yooyu ko yëpp loolu lépp day loo xam ne tey jii lu war a mën a nekk la waaye tey nii ñu jëlee dëkk bi commune bi man fa laa nekk waaye commune bi doxut commune bi moom dafa doxut ci benn anam amul benn côté ba mu doxee man mii bi ma fa nekkee di liggéey sonn ci kurti lépp luy xalaat andi naa ko pour yëf yi dem waaye yëf yi jafe loo indi da nga gis ne dañ ko gàllankoor ñoo xam nag sabab ya ndax damay bañ nag wax dëgg yàlla
di dugg ci yoo xam ne tey damay wax ngir mel na ku yàq damay bëgg li may wax itam muy lu rafet waaye man wax dëgg yàlla li ma concerné bi ma demee ba yëf yi xam ne lii itam mënutu maanaam daal gis naa ne daal day mel dañoo bëggut yëf yi dox man boobaa damaa jël salaire li ñuy wax indemnité yi nga xam ne waroon naa ko fa am man ñu ma koy fay damaa ñëw delloowaat ku ne leen lii dootuma ko laal dégg nga daanañ ma fa jox lu tolloog ay 125 litres gasoil yoo xam ne weer bu jot dañu koy jox en tant que adjoint mais damaa ñëwaat boole koog loolu delloo leen ko comme liggéeyul te lu ma andi mën nañoo dem man lii nag naa leen ko fi bàyyil ba gis pexe démissionné nag du ma ko def ndax ci dëkk bi laa bokk te Sëñ Tuubaa du ma liggéey loo may démissionné waaye nag gisuma yoon bu ma mën a jàll ci laa moo tax ma tëyaat sama bopp ñëw toog waaw di am xalaat bu ma am bu ma mën a lu ko mën a jëmale kanam ba keroog yi fi di soppiku loolu mooy li nga xam ne Touba problème am mën naa réglé wu waaye nag dafa am yu ci nekk yoo xam ne faw te neexut a yëfi biir la yoo xam ne ñoom war nañ ko mën a waxtaan suñu biir waaye nag am na lu bari loo xam ne ci Touba dañ ko war a réglé bu ñu ko réglé wut situation bi du jóge waaw loolu mooy li nga xam ne daal am naa ko ci. mu mel ni maire ñi koy sànni xeer bari na ñu koy ŋàññi bari na mu gis nañ ko sax ci li nga xamante mooy wàllu parrainage mu def ci ay activités yoo xam ne mu def ci ay actions yoo xamante ni tamit ñu bari ci askan wi ñaawlu nañ ko waaye ñu gis ni tamit yëkkati woon na fi ay kàddu ci ginnaaw rek di wax ni moom xaalul satisfaction boo xam ne mi ngi koy xaar ci askan wi ñu koy am ci moom xooru ko ci moom daal ki ko jox dëkk bi muy sëñ Sidi ak sëñ Touba rek lay liggéeyal sa liggéey bi nag donte sëñ Touba mooy njiit li waaye population bi ci la ñu sa Touba gis na ni am na recette ndax ku dem budget boo xam ne dem la ci 4 milliards et quelque vraiment waroon naa mën a taxawee neneen ci li nga xamante mooy dëkk bu sell bi ñu nekk di Touba ba léegi loolu gisaguñu ko yéen doomu dëkk bi ngeen taalibe ngeen kenn ku si nekk am na capacité comme ni mu ko yoree yore li nga xam ne mooy commune bi ndax xalaatu ñu dem ba jëmi jamono kon ñu jéem a fexe ba lii di commune bu Touba ñu koy bate waaw xam nga monsieur le maire maa ngi koy nuyu moom loolu mu def politique am na ci droit parce que nit ki am nga droit féete fu la neex waaye nag am na loo xam ne war nañ koy séddale mooy Touba maanaam ay taalibe Sëñ Tuubaa fi ne te boo xoolee du mairie boo xam ne tey ab APR moo ko gañe wala nangam sëñ bi moo jël ku ko neex rek ne kii mooma doy teg naa ko fi kooku kon war nay mën a séddale ak sóoraale sensibilité yi fi nekk waaw waaye tey jii maanaam ab maire Touba jug wala kilifa Touba goo xam ne tey yor na genn doom ak tànk ba ñëpp di ko xool bu jugee rek ne damay jàppale ji Macky Sall dafa mel ne dañoo tënk waa Touba gi yëpp ne jàppale leen Macky Sall te loolu dëppwut ak démocratie sëñ bi nag moo yilif ñëpp te bañ koy jébbal suñu bopp itam dañ koo jébbaloon suñu bopp àdduna ak alaxira moom bu xooloon demoon ba gisal boppam ci lu ko maanaam ci critères yi mu teg ne lii liggéeyal yàlla la liggéeyal sëñ Touba la kii fi nekk defal nañu lu toll nii ci sëñ Touba boobaa bu jëloon kàddoom ni ko sëñ Blaat defoon kaw ko sëñ kenn sëñ ca wax dara ndax ay taalibe lañ te it yaakaar naa ne te gëm naa ne itam sëñ bi mat na mat goo xam ne loolu su ko doon def dana ko teg fi ko sëñ Blaat tegoon kooku loolu yëfam la sañ na ko waaye ñun loolu suñu néew ci waaye nag jëmmi ab maire boo xam ne waa Touba ko fal yaakaar naa ne warut a jekki-jekki jug yor benn couleur ba mu fës ba mu ëpp ndax loolu dafa bëri lu muy indi rawatina nag nga boole ci jël xaalis di ko joxe waaw naan jox nañ loolu tamit loolu dafa teguwut ci yoon loolu moom yoon da ko nanguwut waaw yooyu daal problème la ci li nga ma wax nag ci wàllu commune bi ne sa waay dafay wax ne bu nit ñi waxee mu ne man wutuma seen mbégum sëñ Sidi lay wut ak mbégum sëñ Touba loolu moom ragal naa ne tegul ci yoon ndax moom buñ ko fiy teg mbégum nit ñi la war a wute ci mbégum sëñ Sidi ak moom sëñ Touba ndax commune bo la ñuy njëkkal tekki mooy lan commune baatu commune mooy ay nit yu booloo ñoo ba mu tuddee commune rek la doonatul yëfi kenn la doon yëfi mbooloo mii ngay liggéeyalul sëñ Sidi parce que sëñ Sidi moom li mu soxla lépp mi ngi koy am sëñ Touba defal na ko liggéeyal sëñ Touba itam ndax sëñ Touba lépp am na ko boppam lay liggéeyal ak nit ñi loolee nag bu ca defee lu baax liggéeyal sëñ Touba la ndax sëñ Touba moom lépp lu waay def ci lu baax rek sëñ Touba nga ko defal moo waral man ma yàgg a wax ne problème mu Touba pour ñu régler ko faaw mu bañ a doonati wàllu nomination il faut ñu jëlee yëfi ci nominer ab maire jëlee ko ci ñu koy élire waaye nag loolu dafa am nu ñu koy toggee noo xam ne suñ ko bàyyee sëñ bi dana ci yëg boppam
ndax moo ko moom nit ñi yëg ci seen bopp. loolu nan lañ koy defee man sama gis-gis bu gàtt mooy danoo waroon def en sorte que képp koo xam ne maanaam élection locale yi jotati na communale yi jotati na te nga bëgg a doon maire da ngay wax da ngay posé sa candidature Modou Diop day posé candidature am Abdou Khadir Kébé posé candidature am Alaaji Diop ñu dem ci ñu yóbbu ko ci kanamu sëñ bi sëñ boobaa mooy genre conseil constitutionnel sëñ bi mooy validé daal ne kii kat bi ñu ko xoolee xool histoire am xool nangam baax na ci dëkk bi kii kat bi ñu ko xoolee baaxut kii kat nangam ñu daal di ne ñu validé kenn suñ ko validé nit ñi na ñooy élire suñ élire benn groupe bi nga xam benn liste bi nga xam ne nangama ko jiite liste boobu mooy dem doon maire boobaa sëñ bi maanaam li mu bëgg li ci sëñ bëgg am na waaye li ci nit ñi bëgg am na boobaa dana respecté nit ñi respecté sëñ bi su xasee ba toog nag sëñ bi itam amaat beneen veto boo xam ne aw yat bu ko tiim la boo liggéeyut wala nga def lu dëppawut ak li sëñ bëgg moom it day amaat droit bu ko fi jëlee genre ñaar yooyu daal suñ ko defoon tey danañ régler problème mu maanaam bu ko defee maire bu fi toogate da nga respecté mbooloo mi la bi la fal parce que ñoo la fal bu leen fa kii ñu dàq la waaye da nga respecté sëñ bi moom dëkk bi tam waaye tey jii jël kenn rek teg fi lu ko neex def boo waxee mu ne man nit ñi je m'en fous loolu musiba la te loolu tamit bu ko defee def ko teg ko ci yoon loolu mooy sama xalaat daal. mu mel ni ñu ngi ci catul émission bi muy jeex kon ñu ñëw ci li nga xamante ni moo di sa professionnalisme li ngay liggéeyee yaa ngi ci wàllu tabax ay bâtiment ak yooyu mu mel ni jamono ji tam yéen entrepreneur yi sax mën nga ci wax wala entreprise yi ne ci réew mi tam gis nañ ni nga ko waxee sànq lu ci ëpp tubaab bi moo koy jël yéen jafe-jafe ngeen di dund. waaw jafe-jafe yu métti parce que am réew dama ko yàgg a wax mënut a tabaxu ci lu dul loxoy ay doomam mënoo tabaxee am réew ci jël ay étranger ñu jóge ci bitim ñëw di ko tabax looloo waral ma ne xam nga damay yàgg dégg état bi toujours ñuy wax ne maanaam entreprise nationale yi ñoom amuñu expertise boo leen joxee fi dañ lay tardeel nangam waaye nag ñoom buñ fàtte ne dañ leen a fal pour ñu liggéey maanaam nit ñoo xam ne dañ mën a tabax réew mi loolu nag da ngay def mécanisme yoo xam ne nit ñi dañuy jaar bay ay société nationale yu mën a taxaw ay entreprise yoo xam ne dañuy mën a taxaw am capacité bi am doole ji loolu état koy def étranger yooyu ñu jëflanteel seeni état ñoo leen dooleel jàppale leen favoriser leen bañ am doole tey di génn dem ci biti loolu nag état da ko war bokk na ci li man sama gis-gis boo xam ne mënoon na koo def mënoon nañoo créer tey benn agence boo xam ne liggéeyam mooy soutenir bépp entreprise maanaam surtout nag li ñuy wax ay PME maanaam société yu ndaw yi entreprise yu ndaw yi loolu naka la koy defee maanaam état dafa am ay marché yu muy joxe tey da koy jagleel ne li ci ëpp ñooy priorité yi képp ku ci bëgg menuisier bi nekk ci koñ bi mécanicien bi nekk ci koñ bi dégg nga ñawkat bi nekk ci koñ bi ñoom ñëpp ku ci bëgg na dem dugg ci agence boobu ne leen dama bëgg a doon société bu buy jug di màgg bu ko defee boo egsee nag boo duggee bu appel d'offre bu jotee entreprise agence boobu mooy jug mel ne moo lay soutenir duggal la appel d'offre moom day am ci biir ci domaine bu ne am na ay ingénieurs yoo xam ne bu dee ci affaire bâtiment la bu dee ci côté bi am na ay techniciens yu ci nekk bu dee côté bi nga xam ne tey boo ñëwee kenn ci techniciens yooyu mooy jël critères yëpp remplir ko ànd ak yow ba nga gagné marché boobu moo ànd ak yow ba nga liggéeyati maanaam diggante banque ak yow itam ñoom ñooy dox ci diggante bi maanaam par exemple yow doo ci laal dara banque ak ñoom ñooy joxe garantie ñooy jëlee xaalis ci banque bi ñooy liggéey ànd ak yow di la ko jàngalaale ba nga man bu fekkee ku am jom nga boo defee ñaar ñett mën a demal sa bopp su ko defee loolu dañ tegaat réfléchiraat ci yeneen mécanisme yu ñuy mën a def ba nga xam ne yow toujours da nga mën a am marché di dem loolu li ñuy jural mooy dañuy am ay nit ñoo xam ne dañuy mën a liggéey waaye dañuy créer emploi di fay ay taxes bu ko def réew mi mag waaye loolu su amul lépp loo am rek nga jox ko tubaab bi daal wala nga jox ko étranger daal ne ñun mënuñu kon kañ la ñuy mën loolu problème la ñun ñii ay dongay daara lañ bi jugee ci daara ji lañ organiser wu di jéem di defal suñuy effort bopp yorub daara boobu jàpp ñuy kurtu kurtu ba mën a demal suñu bopp waaye loolu ñëpp ko am loolu mën naa la sama bopp waaye dama bëgg nag état pour loolu am faw mu def ko yëpp réew mu avancé te lay doxal réew ma la koy tabax du waa réew ma rek réew ma mu demut loolu daal mooy li nga xam ne gis naa ko te période yi ñu toll metti na non seulement nit ñi amuñuy liggéey yu ñu liggéey waaye ñi ci liggéeyoon ba pare fayuñu leen intérieur bi kenn mu la wax nu mu toll
maa ngi wat ci yàlla nit ñaa ngi entreprise yi ñi ngi bëgg waaye dañuy ñëw fay pour ñu fay leen entreprise yi dañuy neexale di joxe lu dul jeex da ngay gis koo xam ne dafa war a fay ko ñu ne daanaka lam gañe woon nga xam ne ko liggéey ci condition yu métti marché bi rek bala nga ko gañe appel d'offre yi da ngay sonn neexale corruption bu bëri bi ci réew mi ba nga gañe marché war a liggéey soo war a liggéey contrôle bu dul bu sévère ba nga liggéey ba pare ñu war laa fayati nga war a toppati ñoom di leen neexale ka saraxu léegi da ngay demande ñu ubbi par exemple léegi da ngay liggéey boo war a dem trésor léegi da ngay ñaan d'ouverture da ngay demander ñu xool ba xam parce que dañ ne xaalis kees gi amul xaalis ñu seet ñi mën a fay ñu ubbi dugal ci quelque ñu fay ñu toogaat loolu dafa metti loolu moo fi am te loolu li ma wax ni entreprise boo laaj moom loolu am parce que maa ngi ko dund man xam naa ko loolu daal mooy li nga xam ne bëggoon naa koo wax lii nu koy wax nag buñ koy wax jublu wuñ ci yàq dañ ciy jublu ay sénégalais lañ nañuy wax li fi ne ndax sénégalais yi di ko yëg ngir ñu yëngandoo noonu réew mi jëm kanam loolu daal la amoon lu may wax ci wàllu googu jërëjëf. dernier mot bi rek xam naa dañ amaat beneen jotaay bu gën a yaatu. waaw sant leen bu baax a baax ci daje gii nu daje ngir lu mel nii dafa am solo réew mi sunum réew la ñoo ko bokk danoo war di wax ndax buñ dul wax ndax du ñàkk ñi ñu jiite du ñàkk bëgg nañ lu baax sax waaye dañoo xamut wala yëguñu ne xew buñ dee wax ñu koy dégg nag bu yàggee ñu jéem dara te buñ jéemee seen njëriñ la waaw kon daal ñu ngi leen di sant yéen ñu ñuy jox opportunité ci loolu di ñaan yàlla jàppandal seen liggéey bi ba ngeen xëy suba di ay organes yu mag a mag waaw jërë ngeen jëf. mbokk yi kon ñu sant leen gërëm leen tey ji ñu seqoon jotaayu waxtaan ak ki nga xamante ni moo di Serigne Djily Kébé nekk fii ci Daaru Tansil doon nekk itam li nga xamante ni moo di entrepreneur waaye nekk it adjoint au maire ci commune bu Touba jiite président commission bi nga xamante ni moo yëngu ci wàllum urbanisme kon ñu sant leen gërëm leen di leen jox naa incha allah beneen yoon jërë ngeen jëf.